Sène di membre du conseil économique social et environnemental mais en même temps di conseiller au niveau du conseil départemental de Mbour mais aussi en même temps nekkat la gestionnaire financière de l'URAC. L'URAC c'est Union des radios associatives et communautaires du Sénégal. waaw Alassane ñu ngi rafetlu laaj bi nga xamante ne moom nga laaj lu jëm ci maanaam cëral jigéen ñi ndax noonu lañ ko mën a tuddee tey bu nu amee njàngat buñ siy def mooy dañuy sant yàlla bu baax ndax bu ñu seetee at yi nga xamante ne moom la ñu génn mën nañu jàpp ne jafe woon na torop ci jigéen ñu cërale ko nag ci fànn yépp ñu cërale ko bu dee wàllu nguur ñu cërale ko bu dee ci biir kër gi ñu cërale ko bu dee même sax ci ay yelleefu boppam la bokk tey gis nañ ci avancement bu am solo gannaaw bi jigéen ñi xeexee ba tey ñu mën def parité ñu cëral ñu sant yàlla gannaaw bi ñu xeexee ba jigéen ñi mën a jël ay poste de responsabilité ci nguur gi ak ci place yi nga xamante ne fa la ñuy liggéey waaye nag mën na wax ne doyul même bu fekkee dañuy listé di wax ne am nañ fi jigéen buy jiite institution ku ci mel ni soxna Aminata Tall nga xam ne mooy présidente conseil économique social et environnemental ñu amoon fi ñi nga jigéen boo xam ne moo jiite woon police bi am fi jigéen bi premier ministre waaye nag ñu jàpp ba léegi ne doyul li tax doyul nag xam nga mag ñi dañuy wax ne bëgg lépp taxul nga am lépp te tepp moo gën yuréet ba tax na jàpp nañ ne tey des na lu bari ci jigéenu Sénégal loo xam ne dañ ko war a xeex pour jotaat seen yelleef te mën naa jàpp ne ñu ngi ci te incha allah loolu noonu dinañu ko xeex ba li nga xamante ni ñun moom la ñu jàpp ne moom la ñu war a am moo xam ci wàllu nguur la moo xam ci wàllu institution ñu jot ko mais nag du jafe ama du yomb li tax ma ne du yomb jigéen ñi toujours man wax ne ñoom ñooy fale mais nag mënuñu fale seen bopp li ci ëpp mooy tey ku bëgg xeex nguur walla nga bëgg jot ci nguur jigéen ngay jiital parce que da ngay jàpp ne moom mooy bunt bi nga xamante ni moo gën a gaaw pour jot ci li ngay xeex mais nag il est temps ñun en tant que femme ñu jël suñu ay responsabilités xam ne waratuñu nangu ñu ñuy utiliser xam ne ñun ñooy yaay xam ne ñun ñooy soxna ci biir kër gi xam ne ñun dañu am ay part de responsabilité yoo xam ne kenn duñu ko jox ñun ñoo ko war a mën a jox suñu bopp. waaw Alassane ñaar ñi nga tudd nekkuñu sax ay mag ci man mais ñoom ñaar ñëpp dañuy yaay Oulimata ak Aytu dama leen di ñaanal yàlla xaar leen ci àjjana yi gën a kawe su ma koy wax sax sama xol day tooy ndax dañu nekk ay référence yu mag ci man ndax maa ngi fàttaliku jour bi ñu njëkk a dem di représenter Popenguine Ndayane au niveau de la communauté rurale de Diass fekk Oulimata moo nekkoon présidente bi ñu bay ñu benn stand ci foiru Dakar ñu dem di exposer ji dañ ma ñëw jëli ma fii yóbbu ma fa ne ma yaay toog ci suñu stand ñu wax ma ko nag ak rigueur wax ma ko ak mënuma ko sax expliquer ñu nekk nag ay référence yu mag ci man tey mën naa wax ne lu ma am gannaaw yàlla ak yonent ba ñoom bokk nañu ci ñi tax ndax amoon naa sens boo xam ne ci ñoom
fu ñu doon dem dañ may yóbbu te duñ ma woon nax dañ ma doon jàpp comme seen doom bi ñu jur su ma defee yenn erreur yi sax dal fi ni jaral ñu yar te loolu mën naa jàpp ne lu am solo la te xam nga Oulimata dafa bokk ci jigéen ñi nga xam ne ñoo njëkk jiite li ñuy wax gox-goxaan ci Sénégal mu nekkoon présidente communauté rurale bu Diass mu ànd ak sama mag ay tuñuy liggéey lu bari nag ñu def ko ci commune bi. waaw message bi nga xamante ne man moom laay lancé jigéeni Sénégal yépp ma di si jiital jigéen ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo nekk fii ci sama commune mooy il faut que ñu taxawaay utaat beneen taxawaay bu bees amaat am fulla am nañ ko ba pare mais ñu dolli xam ne Sénégal mënul dem sans les femmes xam ne suñu commune bii ñu nekk tamit mënul dem sans les femmes ñu di leen di ñaax di leen wax ne nañu jàppoo ñu nekk benn ñoo xam ne Sénégal kenn duñu ko liggéeyal ñun ñoo ko mën a liggéeyal suñu bopp taxawaay bi mooy jigéen ñi xoolaat seen bopp bu baax mais aussi jël seeni force surtout seeni force taxaw wane ne ñoom dañu am ay part de responsabilité ci lépp loo xamante ne dafay doxal Sénégal en particulier fii ci suñu commune bi jigéen ñi dañu war a nekk ay conseillers municipaux yoo xam ne dañu war a mën a liggéeyal seen askan jigéen ñi commune bi dañu war a nekk ay jigéen yoo xam ne dañu war a mën a booloo créer ay entreprise lay wax yoo xam ne ëllëg suñu doom yi dinañu si mën a nekk ndax loolu mooy créer emploi te am nañu possibilité bi ndax ñaar am nañu possibilité bi ndax géej gi mi ngi fi ñu mën ci génne ay ressources yu bari am nañu possibilité ndax tourisme bi mu ngi fi parce que am nañu ay hôtel am nañu possibilité bi ndax aéroport Diass mi ngi nii mais nag loolu du góor ñi ñoo ñu koy may ñun ñooy jóg ak su xam-xam bi yàlla def ci suñu ay bopp ñu jóg ñu xeex loolu am taxawaay bu dëgër ba lu ñu war a xeex jot ko ñu xeex jot ko ndax suñuy doomu suba. Alassane rafetlu naa question boobu nga xam ne moom nga posé xam naa soo ko posé wul woon sax balaa ma woon tëj dinaa ci wax donc ñun loolu li ñu siy wax mooy pour wax la dëgg rek ñun ñi nekk ay kilifa rafetluñu ko te dafay nekk lu metti ci ñun ndax bu ñu gisee jigéenu Popenguine jóg def marche jigéenu Ndeyane def marche jigéenu Popenguine Séeréer def marche te ñu bokk commune ñu bokk ndey ñu bokk baay ñuy ay mbokk ñun jàpp nañ ne loolu war nañ see mun a dox waxtaane ko ba bu déwénee ci kàttanu sunu borom ñu def 8 mars bi mu nekk benn parce que tamit ñun ñi ñépp kenn mënul dem bàyyi sa morom te ñun ñi kilifa it nekk ci dëkk bi dafay metti Popenguine organiser nga dem Popenguine Séeréer organiser nga dem Ndeyane organiser nga dem de ce fait que loolu yëpp dafay xew ci benn heure dafay xew ci benn moment donc dafay nekk loo xam ne dafay metti daal ni ma ko mën a waxee mais nag maa ngi lay rassurer ñun man incha allah loolu à partir de tey 8 mars bi nga xamante ne ñu ngi koy fekk ci kàttanu sunu borom dinaa ci dox ànd seeg kilifa yi dinaa si waxtaan ak le maire de la commune muy Mansour nga xam ne bu déwénee dinañu woo ñépp ñu toog waxtaan ak ñoom nga xam ne 8 mars bi dinañu ko mën a def benn parce que tamit loolu mooy tax ñu gën a jàppante loolu mooy tax ñu gën a duggante loolu mooy tax tamit ñu gën a ñemeewoo parce que ay nit bu fekkee dañoo séq benn mbir il faut que ku si nekk ci sa morom nga am confiance